benn waxtu ci seen télévision ITV mbokki bisimila ci xibaar yi la ca gën a fës bokk na ci xama yàdd nekkoon ganub Mamadou Ibra Kane ci jeudi di dimanche addu ci ñetteelu mandat bi ñuy lam-laamee moom nag nee na loolee réewum Sénégal waru cee taxaw lu yàgg ndax réewum démocratie la yemu ci tànneexu ci koppar bu bees bi di ECO gannaaw nag moom ko rafetloo nee na nag xelam mi ngi tey ci ni mu gisee soppeeku ci yenn ci jiitu réew yi. njàng meek njàngale mi daañu ci wax ak G20 mi nga xamante ne ëllëg ak jàmm dañu fas yéene soobu ci ab grève nag la ko waral nee nañ la nga xamante ne moom lañ xaatimoon mu dox seen digganteeg nguur gi ci atum 2018 ba tey gisuñu ci lenn waaye it leneen li leen métti mooy ñoom nee nañ gisuñu kenn koo xamante ne mun nañoo waxtaan ak moom. ñoo wutali fële ca marché ngelaw wax ca désencombrement waaye setal ba nga xamante ne soobu nañ ci ànd ak seen maire ngir nag toppandi gi am daañu samp ay kuréel yamuñu ca maire ba nee na dina gën a soññ askan wi ci naka def ab jongante boo xamante ne dañuy wax gox bu gën a set foofee ca bërëb ba mu jiitee ponk yi loolu la mbokk yi bu ngeen taaxiloo ñu faram fàcce ko. mbokk yi asalaamaaleykum xibaar yi dañu koy door rek wàllum koom koppar bu yees bi ñuy waxtaanee boobu ba tey di ECO war a wuutu nag franc CFA des lembët mbir mi xool naka lan mooy ECO waaye it naka la ñu ko mën a aaree la ñu nemmeeku nag ci ay jamono yi ñu nekk mooy mbirum phobie dafa sonal loolu askan wi ñu bëri sax daan dañ leen ci daan teg leen ci loxo loolu tax nag ki nga xamante ne moom moo xam-xamam dafa màcc ci mbir mi moom économiste bi Khadim Bamba Diagne gis ne foofu rek ñu daal di koy saytu càmbar ko jàngat ko bu baax laata rek ñu daal di andi boobu lépp koppar ñu déglu ko ci waxtaanam ak Mamadou Bipa Sissoko. gannaaw bu ñu annoncé ne ECO dafa nar a remplacer franc CFA ba tey ñuy gis benn billet ni noonu la ECO nar a mel waaye faw ñu ànd ak dal ndaxte kenn xamagul ba fi ñu toll nii nan la ECO nar a mel. loolu moom c'est du n'importe quoi parce que ECO ñu ngi ci war a dem mais entre griffes parce que des na ay processus nag moom dañu ñaan yàlla rek moo egg parce que dina métti lool ndax am na ñoo xamante ni tàmmoon nañu ànd am na ñoo xamante ni dañoo mës a demal seen bopp ñoo boo leen bëgg a yóbbu ci benn mbir dina xaw a métti tuuti mais xeex la rek ak ñëpp bëgg mu am maintenant looy waxtaanaguñ ci loolu teel na. ba tey ji xamaguñ kañ la sax ECO nar a door waaye lenn leer na nuñ koy produire ak i nan lay circuler doon na ñaari mbir yoo xam ne faaw ñu maîtriser ko. alors sécurité bi mooy dañu xool bu njëkk ba dañ daan commander suñu billet France chamalière benn entreprise boo xamante ni dañ koy jaawaleeg France mais entreprise privée la entreprise privée boo xamante ni day jaay yow ñun ñuy jënd. maintenant booy commandé da ngay seet ay billets yu baax billets yu am sécurité parce que billet plus muy gën a complexe plus muy gën a naqaree reproduire boo xoolee franc CFA boo ko doon jéem a reproduire di ko photocopier di nga am lu ci kaw mais am na luy nekk ci biir billet bi loo xamante ni mooy tax billet bi compliqué complexe yooyu nag mooy sécuriser billet. ki nga xam ne xam-xamam daa màcc ci wàllum koom moom mi ngi ñaax ngir ñu jël ay mesures ngir ñu gën a mun a gérer suñu monnaie. damay naan souvent étudiants yi nii du bëgg a lekk mburu du tax ma jënd boulangerie ak li muy jar ak coût yi pour ñeenti miche pain wala juróomi miche pain maintenant bis boo yoree quartier nag war nga mën a am sa boulangerie bopp cela veut dire que bu ñu amee marché 400 millions d'habitants yi war nañu mën a am suñu industrie buy defar suñu billet mais mu nekk industrie boo xamante ni day defar billet standard international. ñeent fukki at ngi ba tey ay dëkk yu bëri bokk ci CEDEAO bëggoon am benn monnaie boo xam ne ñoom ñëpp a koy bokk ñenn ñii nag pour ñoom loolu day tax ñu takkali ko franc CFA nga xamante ne depuis temps wu colon yi dafay nekk ba tey loolu nag war a mun am ci at bi waaye ba tey xamuñ kan la nar a doon. Mamadou Bipa Sissoko léegi tey leer na kuréel gi war a joxe lu jëm ci carte de presse nationale yi ab taskatu xibaar moom moo koy jiite ki ko xam ne nag mooy Ousseynou Dieng nekk directeur de la communication ndax na nag xibaar bi nga xamante ne ñu ko joxe woon ne boobu lépp kuréel ab magistrat moo koy jiite yokku na ci ne àllarba ak jàmm kuréel googee daañu daje ñu déglu ay kàddu. Et aujourd'hui, je vais en profiter d'ailleurs pour
dire que la carte de presse qui va bientôt être instaurée. tey dama leen bëgg a jox xibaar bu neex dama leen bëgg a wax ne kii carte bi nga xam ne moom mooy tënk journaliste yi yëpp fii ci réew mi daañu ko génnee fii ak ay fan yi néew ndax xam sax commission nationale bi dinañ ko tëral alarba bii ñu jëm incha allah dinañ fexe ñëpp fekkee ko bu ko defee ñi ci war a nekk ñu ne ci dégg naa sax ñu naan ay yeneen ay magistrat ñoo ci ne waaye li ma bëgg a wax te mu leer moo di ay journaliste ñoom ñoo ci ne te journaliste mooy jiite commission boobu loolu daf ñuy dimbali ñun en tant que ministère ñu mën a saytu bu baax a baax liggéey bi ndax suñu ministre moom fexe na liggéey na ci kéemtalaay kaptanam ngir décret d'application yëpp ñu génn ba bu ko defee code de la presse ñu mun ko appliquer ba ñu assainir milieu bi ku ci nekk journaliste ñu xam ko ak ku nekkul journaliste tamit ñu xam ko. Pour la finalisation de tous les textes d'application du code de la nunu ko junjee nag ci ndorteelu xibaar yi gënub Mamadou Ibra Kane ci jeudi dimanche Rama Yade la woon bokk na ci ponk yuñ ca doon waxtaanee coowal ñetteelu mandat bi ci Sénégal mu gis ne loolee nag lu mun a ñàkk la ndax dañu ko romb waaye it yemu ci moom ancien secrétaire d'État française nag daal dina dellusiwaat mbébétam ak bëgg-bëggam dellusiwaat ci réew mi jàpp ci ngir développement suñu ko waxee rek daal di koy limaale Cheikh Hassana Fall. Cette convocation. coowub mandat yi am fii ci Sénégal ak ci réew yu ñu wër nekk na loo xam ne day wéyt andi wax ba lu weesu sax ci sunuy frontière ki fi nekkoon collaboratrice bu jege Nicolas Sarkozy moom gis na ni fii ci Sénégal wax jooje waru fee am moom sax dafa jàpp ne su fekkee ne coow bi dafa nekk loo xam ne day wéy te nekk actualité fii ci sunu réew yi dafa fekk ne sunu société civile yi ñoo gën di am ay exigences. Les sociétés civiles essayent de forcer la démocratie. waxi mandat yi moom soo leen gisee muy am à chaque fois dafa fekk ne société civile yi nekk ci réew yi léegi ñoo commencé di forcer mbiru démocratie ngir mu mën a taxaw te loolu dëgg la sax lu ñu war a def la waaye man jàpp naa ne nguur gi président bi ñoo ngi koy doogaat di fal ba ñu toogee léegi yàggul nañ ko bàyyi mu liggéey te gis naa ne sax moo ngi liggéey te Sénégal dafa nekk réew boo xam ne daa am stabilité démocratique boo xam ne da koo fonk loolu te gëw ma ne population bi dinañu xoole ba ñu jëlal leen seen loolee. Se targuer de cela. mu fonk loolu ay originam yu mu am fii ci Sénégal Rama Yade nëbbul benn yoon bëggam pour dellu si waat ci réew mi waaye moom lu mu gëm mooy su fi dellu si na amal njëriñ ñi nekk fii ci biir réew mi le J'aimerais bien rentrer. dellu si moom nekk na loo xam ne bëgg naa ko loolu ndax ak lu ñu mënti wax Sénégal sama réew la fii laa yaroo jox na ma lu bëri kon nag fu ma toog sama xel day nekk ci Sénégal te Sénégal sama réew la réew boo xam ne bëgg naa koo defal bëgguma dellu si noonu rek toog te leen xool jëpp am na lu bëri loo xam ne maa ngi ko doon def ci France waaye bëgg naa tamit ñëwaat fii Sénégal am loo xam ne dinaa ko defal population bi man damaa jàppee sama bopp comme ambassadeur u Sénégal fépp fu mu mënti nekk lépp lu dal Sénégal damay jàpp ne daf maa dal kon nag dama leen war a taxawu fépp fu mu mënti nekk. Me concerne. moom mi fi nekkoon candidate bu élection présidentielle fële ca France ci atum 2017 ak li mu bëgg dellu si moom xalaatul benn yoon dugg ci langue politique gile. De faire de la politique aussi au Sénégal. Non, je ne. C'est totalement. langue politique gu Sénégal moom gëw ma ne dinaa cee dugg ndax dafa nekk langue boo xam ne xaw naa jafe lool sax nekk lu yomb man nag am naa engagement politique ca France naa toog ak boobu rek moo gën a. J'ai mon engagement politique en France, cela m'a suffi amplement. ci jàkkaarloom ak Mamadou Ibra Kane Rama Yade gis ne décennie bi ñu génn ab décennie bu lëndëm la woon te jàpp ne sax biiti ñëw waneegul kanam goo xam ne luy leer la waaye li mu gëm moom moo di su fekkee ne dafa am lu ñu war a régler ci àdduna bi Afrique mënu cee génn. Rama Yade it xuus na bu baax ci wàllum koom ak koppar bu yees bii di ko war a wutu franc CFA li mu gis nag mooy doona doon lu baax ci réewu Afrique yi waaye nag li ko jaaxal mooy soppeeku ci ñenn njiiti réew yi ñu déglu ay kàddoom. Je suis étonnée de cette histoire parce que c'est tant mieux. li jëm ci monnaie bu yees bi moom man loo xam ne dama ko rafetlu la ndax dafa nekk loo xam ne daf ñuy jëlee ci benn mbir yóbbuñ ci beneen mbir ndax lu nekk ci souveraineté monétaire dafa nekk mbir boo xam ne dañ ko soxla woon génn ci mbiru colonialisme beeg lépp waaye nag man dafa am ay laaj yu bëri yoo xam ne dafa des ci sama xel mooy li jëm ci mbiru monnaie bi nan lay demee ban accord la ñu signé tamit ñaari président yoo xam ne dañoo tëb rek toog ci benn roq jug rek génn def benn déclaration xamuñu nan ko defee xamuñu yan lan waxtaanee loolu tamit dafa nekk
nekk loo xam ne xaw naa tey sama xel lu jëm ci mbiru parlement yi moom tamit ñaari zone franc yi am tamit Afrique ñu war leen mën a jéem a boole def ko benn li jëm ci mbiru zone de libre échange bi xam ne mooy nekk zone de libre échange bu gën a rëy ci àdduna bi loolu dafa nekk ay opportunité yoo xam ne dañ ko waroon exploiter wax ko ci lu jëm ci mbiru xaalis bi waaye man daal jàpp naa ne lu rafet la waaye laaj ji des na sama bopp ba léegi. Bonne nouvelle, mais vraiment j'ai beaucoup de questions. ñu wax ci leneen ñeel wàllum napp gi ak jëwriñ gi di Alioune Ndoye demoon nag saytu ak nemmeeku nappkat ya nekkee ca quai de pêche bu Yoff waxtaan nag ñoom waaye nit gën leen a soññ ñeel seen wàllum kaaraange jamono ji ñuy dem ca géej mu yemu ca nag moom Alioune Ndoye ma ngay biral ne léegi tey ñu daal di joxe gaal yi nga xamante ne dañ leen def en fibre de verre leen nit loo xamante ne daal dina ko yëkkati fi comme kaddu moom Alioune Ndoye ma ngay biral ne daa am bañu bëccëg boo xamante ne dañu ko jagleel ñay yëngatu ci wàllum géej ñu déglu ay Yoff nekk quai de pêche de référence ñun suñu sac la kon nag loolu ñu ngi leen ci d'abord félicité yéen ñi acteur di félicité maire bi ay équipe am waaye itam di leen gën a ñaax rek parce que investissement mu ni mel bu ko état defee dafa vraiment war a rentable dafa war a dañ ko war a sàmm dañ ko. Monsieur le ministre nous sommes en train de préparer li ñuy wax un peu la journée xaw ma nu ñu koy tuddee ji nag parce que dama koy bàyyi acteurs yi ñu ngi ciy liggéey mais une journée dédiée au peuple de l'eau gens de la mer pour que li nga xam ne par exemple président Macky Sall mu ngi koy def te bëri na lool macha allah parce que boo nee rek ONFP daf ñëw na fi def fi formation mais loolu lépp ce sont les actions du gouvernement dafa laaj ñu fësal ko dafa laaj ñu wane ko nit ñi xam lan la ñuy def c'est important donc journée boobu dana dajale ñëpp tous les acteurs que ça soit les femmes transformatrices les mareyeurs les pêcheurs ñëpp ci benn journée ba ci économie maritime bi pour ñu woon secteur bi na mu toll parce que macha allah secteur la boo xam ne tey mën ngeen fëgg seen dënn parce que ci dernière statistique yi te la fi indi ci devise yéen a nekk ci tête de file donc démb weer yi passé ñaari weer foog naa or rek yooyu ëpp na leen li ngeen di indi ci réew mi waaye tey jëlaat ngeen tête de file bi donc nekk le premier secteur te loolu dem naa sant yàlla te dañ ko war a gën a ñoŋal en tout cas. ñu wax ci njàng meek njàngale mi boobu mooyul dana lompoñ bu baax ci atum ren bi du samay kàddu nag waa G7 ñoo ko xamle ëllëg ak jaamu nag ñu tàmbalee banque seeni loxo la ko sooke nag bokk na ci xaatim bi doxoon seen digganteeg nguur gi ci atum 2018 ba tey ñu ne furaas gisuñu ci lenn ñoom yemuñu ci nee na li leen métti ñooy gisuñu kenn koo xamante ne waxtaan nañ ko ba ñu dindee nag poste limaani jëwriñu ba tey ñoom seeni kàddu amul fenn fu ñu ko teg reportage Cheikh Sall. ginnaaw artu yu bëri yi nga xam ne amal nañ ko seetum 2019 syndicat yu ñëngu si njàng meeg njàngale mi nan nañoo jublu si banque yoxo syndicaliste yi nga xamante ni bii jàpp nañu ne nguur gi da leen a doyadal ginnaaw bi nga xam ne seen i ñaxtu yu bëri kenn saafarawu ko. li ko waral rek mooy que ne ñàkk fullaal ak ñàkk farlu bi nguur gi am ci wàllum njàngale mi ñun dañoo jàpp ne njàngale mi bi ñu xaatimee protocole lu avril 2018 ba suñu jon yàlla tey jii am na poñ yu bëri yu nga xam ne waxoon nañ ci te war ko mën a jeexal amul njeexital. donc ñun dañoo jàpp ne gouvernement bi weg bi mu ñu waroon a weg wegatuñ ko suñu toogee di waxtaan ak moom ba tey jii amul yu bëri yoo xam ne def ko mooy que ne ñun dañ jàpp ne fulaaluñu. ngir ñu dégg leen yuuxu seen baat fu mu mën a toll jàngalekat yi boot ci kuréel gi di G7 bëgg nañoo banque seen yoxo jublu ci ab grève. le 23 janvier incha allahu rabi ab àllarba lay tombel 10 heures su jotee dañu dakkal jàngale yi ba sa ëllëg sa muy jeudi 24 ñu def ab banque suñuy loxo ba mu jeex tàkk. naa nag ngoon nga bu jotee 15 heures incha allahu rabbi ñu daje fii ci place de la nation place de l'Obélisque def doxu ñaxtu. jëlee gi ñu jëlee si bopp gouvernement bi premier ministre nag ñoom jàpp nañu ne lu leen gàllankoor la si lu bari. bu ñu demee ba nga xamante ne am na njiit goo xam ne yor na waxtaan wi ñu dem ba dindi poste boobu ñu toog juróom-ñetti weer yoo xam ne amul kenn ku ñu woo amul kenn ku mën a porter lool ba ñun ñooy mujj suñu coobare bopp jug di wax ba ñu indil ñu le docteur Cheikh Kanté ñun kon dañoo jàpp ne gouvernement bi yaakaarul ne ñun suñuy soxla du ay soxlaam bu ñu toogee nag ba docteur Cheikh Kanté jël mbir yi gëm nañ ne moom am na volonté bi waaye nag amul benn autorité bu ko may ba mu war a mën a digal collègue ministre mi pour ñu def dara ba war ñu ko mën a bañ koy mën a def di ko matérialiser parce que ba tey amul benn matérialisation. ak jafe-jafe yi nga xam ne njàng meeg njàngale mi xaw na koo dund si atum 2019 syndicalistes yi dafay mel ni it jafe-jafe yi nga xam ne moo leen toppoon si weeru octobre atum 2018 ak ñaxtu yi ñu si doon amal dafay mel ni ba léegi mu ngi leen topp jeexagul.
commune bu Biscuiterie nag soobu na ci setal seen marché ca marché Ngelaw nag la ñu dooree liggéey ba lépp lu fa nekkoon ci mbalit buub nañu ko ngir nag mbir yi daal di wéyandi foofu rek ñoo taxawal ab brigade boo xamante ne moo koy saytu benn mbalit dootuñ ko fa gisati waaye nag gën a soññ askan wa nekkee ca gox ba tax nañu teg appareil kuréelu ndawaan yi nekkee foofu jongante ngir wàllum set wi gën a jëm kanam ci boobu lépp gox Abdourahmane Ly. def lépp ngir seetal xàllu ndakaaru yi jeexagul léegi xar kanamu marché Ngelaw bi fii mën na ko seede askan wi ñëpp wàcc ci tali bi fatt yoon yi téye bale seeni yoxo ak ay oto mbalit yu yóbbu mbalit gi lépp li war ngir seetal bërëb boobule. xam nga image yi boo ko wonee bu ko nit xoolee rek xam ne lii baaxul te lu baaxul nit xel mun na ko nangu nit xam na ko lii nag mënuñu dëkk ak moom nekk ak moom bu ko président def waxul woon sax ñun lañ ko waroon def parce que li fi génn rek te président fekkee ko xamu ko ministre bi fekkee ko dugg fi xamu ko ñun ñi fi dëkk xam ko ñun waroon nañ ko def bu yàgg-yàgg. mu bekk ci yooyee setal kile di directeur de la propreté et de l'hygiène publique moom mi nga xamante ne mooy lijjanti lépp lu jëm ci wàllum set mi ngi xamle li ko gën a neex ci mbir yi moo di maire bi nu mu boolee ñëpp ci mbir yi. yàgg nañ ci mais tey dafa nekk journée boo xamante dafa spécial parce que dañ fi ñëw ànd ak suñu collègue UCG ànd ak aussi ñëpp ñi nga xamante ne ay acteurs lañ fi ñu gis maire démarche bi mu adopté parce que dafa def ay réunion waxtaan ak acteurs yi ba tey jaayuñu donc suñ demee ba jaayuñu rek c'est parce que gëm nañu appelu maire bi te appel boobu aussi da ko basé ci appelu président de la République bi nga xamante ne dafa bëgg Sénégal set. si ñi nga xamante ne mbir yi si ñoom la dal muy jaaykat yi nag ñoom jàpp nañu ni opération de désencombrement yi da leen di arranger rek. lu waral marché bi fermé mooy li xew nii tey mooy nettoiement bi bëgg marché bi set lekk bi set njaay bi encore ñaari fan ñett fan du wàññi dara ndax buñ ko tëjee marché bi set ñi fay duggi kontaan commune bi kontaan nit ñi kontaan ñi di jaay tam dañuy kontaan. atu bu rëy la ndax li commencé génn ni suñ ko konne ba ci kanam ba marché yëpp set atu la ci ñun. jëm si topp gi kii di maire commune Biscuiterie yi fas yéenewul toog bañ a def dara fas yéene na teg ab stratégie ngir gën a ñaax askan wi si set ak setal. pour affaire bi di continuer mën a jëm kanam dañuy jël quartier yëpp organiser leen teg maanaam benn jongante ba nga xam ne entre quartier lay doon ci biir jongante bi nag ASC dañuy bokk ci biir organisation jeunesse yi organisation famille bokk ci biir bàjjen bokk ci biir ñëpp bokk ci biir boobaa nag bu ñu tegee benn prix de parti quartier bi gën a set moo koy jël dafa naa ne affaire bi dina truc ensuite am na ay subventions yoo xam ne war nañ ko jox xale yi muy ASC yi ak yenn mouvement yi ak léegi nag subvention bi doon may nii rek joxe ñeer bàyyi la nga dem dañ koy conditionné. faw tàmbali am ngir mu am ñu yeggali noonee la maire Biscuiterie jeexalee ay kàddoom ngir alam gu ñoŋ ci Sénégal wërngal këpp. ñu wax ci wàllum dëkkuwaay wutali ca Mbao ak ñaareelu phase projet bi ñu dippee Ridwan nekkee foofee nag lu tollu ko téeméer ak fukk ak juróom-benn ci ay dëkkuwaay ñu ko fay xaar ca njëlbeen ba nag amoon na fa téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent ci ay dëkkuwaay yoo xamante ne jox nañ ko seeni borom loolee nag jëwriñ gi ñu dénk wàll wi di ko rafetlu bu baax Omar Kane mu nga woon ca boobu lépp ndaje reportage. neel Macky Sall ne ko. su bëggee beneen résidence bu mu noppale ko bu mooy Popenguine na ñëw Ridwan. du kàdduy résident bu bees buy ut dëkkandoo waaye client bu bég lool ci kër bi ñu ko jaay ci projet Ridwan. lañ doon xaar ci kër yi dëkkuwaay yëpp fekk nañ ko fi prix yi baax na kër yi liggéey bi rafet na liggéey bi dëgër na wóor na ñi ñu fi fekk dalal nañu dalal bu nga xam dafa dalal suñu xel. ndax ñëwoon nañu da ngeen di indi xaalis bi jël sa kër déedéet dañu ko tefal ci ay ati at. ñun bi ñu jot suñu kër fayuñ complètement de 70% montant bi dañ fayoon dañ ko fay rek ñu ne jël lañ seen kër li ci des dañ ko fay ndànk-ndànk bu mu jeex donc loolu fii dañ ko amee et non seulement fii nag mais conditions yi tax nga am ko dafa yomb. accès bi yomb na ndax bu ñu génnee fii toujours di dem Dakar autoroute à péage bi boo duggee 15 minutes ngay def àgg centre ville. Ridwan nekk projet immobilier bu ñaar fukk ak juróomi milliards ñu tabax ko ci fukki hectares phase bu njëkk bi am lu toll ci téeméer ak juróom-benni fukk ak ñeenti kër ñaareelu phase bi am lu toll ci téeméer ak fukk ak juróomi benn ay dëkkuwaay yu mucc ayib. Sénégalais yi dañu bëgg indi vraiment
logement boo xam ni dinañ ci gis seen bopp dinañ am benn cadre de vie maanaam lépp li waral côté environnement côté facilité pour xale yi fu ñuy dem jàng banque yi pour aussi am espace yu ñuy xale yi mën a foo ay espace vert ñu mun ko jagleel ak programme Ridwan. mu nekk occasion boo xam ni ministre bi yor wàllum dëkkuwaay yi profité na ci ngir woo promoteur immobilier yi ci ñu dugal seeni loxo ci projet 100 000 logements sociaux yi. bi ñu tegee plateforme d'inscription bi ba léegi am nañ téeméer ak ñaar fukk ci ay junni nit yoo xam ne bindu nañ téeméer ak ñaar fukk ci ay junni nit yoo xam ne bindu nañ ñi ci ëpp bindu ci ndakaaru fukki junni ak juróom-benn ñoo xamante ne ñoom nee nañ ndakaaru Thiès ak Mbour lañ bëgg kër ñeneen ñi am na ci ñoo xam ne Ndar lañ bëgg kër ñeenti junni am na ñoo xam ne Ziguinchor lañ bëgg kër ñeenti junni am na ñoo xam ne Kaolack ak Diourbel ñetti junni ci ay nit loolooy wane ne dëkk yooyu yëpp bu ñu doon def ay cité yoo xam ne téeméeri kër la juróomi téeméeri kër fukki cité mi ngi fa donc dinañ fexe ba promoteurs yi mën a dem foofu ndaxte garantir nañ ñi koy jënd. loolu nag mu mel ni entreprise bii di Sertem mi tabax projet Ridwan bi dégg na ko. ab téere nag la daal di xaatim téere boo xamante ne dañu cee def ay nataal ay bande dessinée jagleel ko gone yi waaye it mag ñi ki jaar-jaaru Xaadimu Rasuul li nga xamante ne jot na koo def waaye it li mu liggéey ci réew mi mu dippee ko Bamba xam bekk tome 2 Cheikh Fatma Mbacké moo ko xaatim ñu déglu ko mu andi ci ay leeral ci micro Cheikh Sall. tur wi moom Bamba xam bëgg ni ma ko waxee mooy dañoo jàpp ne. damay déglu saa su nekk sëñ Moustapha Abdou Khadr muy wax ne sëñ Abdou Lahad daan wax naan ak sëñ Abdou Khadr soo mosee wax ci seen kanam ne diw dafa noonu sëñ Touba wala daf koo bañ wala dañ naan la déedéet dañ koo xamul ku xam sëñ Touba bëgg ko ndax za naf'in bila dararin moom ku am ëmbal ñëpp njariñ la ku ko xam rek bëgg ko loolu moo tax ñu tànn tur wi ndax jéem cee xamle sëriñ bi ndax jàpp nañ ne suñ xamle sëriñ bi ku ko liir yër ko da nga bëgg sëriñ Touba te ku bëgg sëriñ Touba am jariñu àdduna jariñu àllaaxira ñu def ko bande dessinée itam mooy dañoo gis ne jàngale fi mu gën a amee njariñ gën a amee pertinence mooy tàmbale ko ci ndaw ñi te ndaw ñi li ñuy jëfandikoo mooy bande dessinée ak dessin animé ci télé yi te culture yi ñuy jànge foofu lu ci bari bitim réew lay jóge muy Japon États-Unis Occident léegi nag ñu ne nañ utiliser kon technique boobu nga xam ne moom mi ngi leen di xëcc ñun ñu jàllale ci loo xam ne dana leen amal njariñ ci seen i valeur seen culture seen diine te loolu jàpp nañ ne def nañ ko ci biir bande dessinée bi loolu moo tax ñu tànn bande dessinée muy technique boo xam ne sur le plan pédagogique dana mën a amal njariñ xale yi. waaye ñi ngi ci ñaareelu mool bi tome 2 bi ñi ngi jëm ci tome 3 bi incha allah tome 4 ndax dañoo bëgg topp dunduk sëriñ bi di ko topp te dañuy fexe itam di retracer dundu sëñ bi waaye di ci jàngalaale ndax lii bande dessinée la waaye bëgg nañ mu nekk dessin animé di daw ci télé yi nekk ay film ndaw ñu mën koo jariñoo te loolu jàpp nañ ne lu mënta ñàkk la ci suñu jamono ji te fii ñu toll nii bande dessinée bi premier tome bi def nañ ko ci espagnol def nañ ko ci italien def nañ ko ci anglais ndax dañoo bàyyi xel doomi sénégalais yi nekk bitim réew te jàng yeneen langue. mi ngoog ca boobu lépp téere la ñuy daal di tàggoo ñaanal leen kenn lépp jàmm te di ko sàkku ci yéen mbokk yi jërë ngeen jëf.